asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp kuy safoo bernde rek tey nag dañu ñëwoon fii ak benn tuto bu ndaw a ndaw boo xam ni dañ koy def genre njogonal ku mu neex nga def ko aussi reer donc ñuy defar tey akara dañ mu ko doon laaj tout le temps tey nag la ko yàlla dogal man nag sama akara dañ xam ngeen ma rek man samay affaire donc akara bi di si dem mooy ñebbe mu ngi nii gis ngeen ko dama ko xooj depuis xaw ma kañ ba léegi donc dina am kaani dinañ soxla soble dinañ soxla tuuti poivron poivron bi c'est optionnel ku mu neex la dinañ soxla aussi tuuti laaj donc man sama laaj bi gis nga dafa xaw a am tuuti poobar parce que noonu laay conserver laaj moo tax mais ku si deful poobar amul benn problème léegi nag li ñuy def mooy daal di ñëw ak yéen rek daal di jublu directement si nu ñuy defaree akara bi nuñ koy lijjantee moom donc gis nga boo ko xoojee su fekkee ni teeloo ko xooj par exemple da nga koy def si ndox bu tàng pour quelque chose comme ay 5 à 10 minutes loolu dafa lay jox head start maanaam day tax ñebbe bi nooy ba nga xam ne di nga mun a dindi bët yi nii gis nga der bi ba nga xam ni yow di nga day yomb daal boo paree nag daal di koy xooj mais man tey jii dama def loolu yëpp à l'avance xooj boobu donc dama leen di wan rek ni ñu koy dindee comme ça ngeen nga xam ne bu ñu ñëwee duñu ko xoojaat pour di xaar ak affaire yooyu dañuy jublu rek directement commencer ko defar incha allah donc lii nii bu fekkee ne yor nga sa robot mun nga ko fa def daal di ko fay pulser boo ko pulser maanaam mooy da nga koy zip mooy da ngay def dër benn yoon dër ñaari yoon noonu daal bu ko defee mu xaw ko tojet tuuti mais man sama bos bi dafa nooy macha allah ba nga xamante ni loolu yëpp du soxla damay bu ma frotter nii par exemple su ma defee nii di nga gis affaire yi topp ma daal léegi nag ku teyal def lii moom wala bu fekkee ni da nga xam ni da ngay yaakaar ni lii c'est beaucoup de travail mun nga jël nag sa robot nga def ko moom rak tak nga jóge fa donc ma wan leen gis nga da nga koy frotter entre say mains rek nii bu ko defee di nga gis yëf yi di tëmb donc dañuy def loolu daal di leen won après ni ñu koy lijjantee xam naa dinaa ko def ay 2 à 3 fois bu fekkee nag gis naa ni xaw na dëgër bopp nag ma daal di koy def si kii bi food processor bi comme ça wan leen ndax ma jóge fi gis nga li may def nii instant bi jéemuma segg kii bi dama koy def nii pour mun a frotter bu baax sans ndox parce que noonu ngay mun a amee accès ci kii ñebbe bi yëpp ba nga xam ne bët yëpp dina deñ gis nga suñ ci defee ndox bi affaire yi day da ngay xool bët yi day commencer chair bi daal day commencer tëmb ci kaw léegi bu tëmbee yow loolu ngay def rek daal di koy génnee donc noonu ngay def processus boobu ba baa ngay jot kii bi nga yore ba nga xam ne ñebbe yëpp deñ nañu incha allah. gis nga du ñàkk mu am ay benn ñaar yuy dem mais c'est pas grave quoi. gis nga commencé waat boo xoolee majeure partie bi deñ na da ngay ñëwaat rek da ngay def processus bi nii donc dañuy def lii continuer di ko def ba baa muy set incha allah après nga xam ne bu ñu ñëwaatee ak yéen dinañ leen wan fu ñu yem. voilà gis ngeen ñebbe bi fi mu nekk nii set na wecc donc dañuy daal di jël tuuti xorom rek tuuti lii c'est pas nécessaire pour ku bëggul mais damay def tuuti xorom ak ndox nii. le temps nga xamante ne damay dagg ay soble di tranché ki nga xam ne dafa bëgg a dagg soble tranché ak yooyu mun nga ko def léegi nag nga xamante ne lii lu muy def mooy day tax kiiwu ñebbe bi guuwu ñebbe bi du dugg ci biir ndox bi yëpp di fa yàbbi daal ñebbe bi du yàbbi ci ndox bi donc di nga dese toujours guuwu ñebbe bi donc loolu c'est pour diminuer affaire bi nga xam ne du yàbbi ci ndox bi léegi nag dañuy daal di ñëw préparer suñuy affaire suñu gën nag yooyu gis nga ñu jël suñu food processor léegi nag daal di def tuuti poivron nee naa leen poivron bi c'est optionnel mais man xam nga il faut ma jouer tout le temps ci affaire yi daal ci légumes yeeg yooyu ma jël tamit tuuti laaj gis nga jarul muy bari tuuti nii rek laaj bi aussi c'est optionnel pour ku mu neex ma daal di jël gis nga sama soble donc fi mu nekk nii dama jël comme ñebbe bi ma def dafa xaw a bari tuuti ma daal di jël
presque moitié kii soble bu yem daal laa jël moitié wam sinon bu fekkee soble bu dijj la da ngay jël quart bi wala bu fekkee bëggoo tamit guwu soble bu bari nga def tuuti rek quartu soble dina baax léegi kaani baa ngi nii donc selon yéen seen préférence man kaani bu gudd bi la donc bala may yegg gis nga fii am xoox yi mooy gën a saf moo tax ma mélanger ko nii léegi nag damay daal di def tuuti rek noonu bala muy wex kaani gis nga léegi suñ defee loolu nag daal di ñëw jël ñebbe bi bu ngeen xoolee ba léegi defuma ci xorom wala lenn c'est fait exprès def man sama boss c'est végétarien donc et vegan aussi mooy végétalien aussi maanaam du am ay nen ak ay bagages yooyu yëpp du ci nekk parce que ni mu nekkee pur kiiwu ñebbe bi goût boobu lañ soxla daal donc pureté wu ñebbe bi loolu la ñu soxla donc ki nga xamante ni moom maanaam du jëfandikoo ay nen ak yooyu moom mun na ko utiliser mun na def sama bos bi ku mu neex nag bu la neexee bu fekkee da nga bëgg a def nen mun nga ci def mais man duma ko ci def wax dëgg yàlla donc nii laa koy defee parce que dañu bëgg mu oyof ba mel ni la wax comme coton oyof toy donc te loolu boo ci defee nen yi moom ala kulli xaal dina ko xaw a diisal tuuti pat bi du ndiroog du flotter daal comme ni mu waree laaytee laa bëgg a wax gis nga ba léegi tamit defuma ci ndox wala lenn parce que bëgguñu mu ndoxee lii dafa am consistance bu mu war a am soo buggee am ay kii akara yu oyof yu nga xamante ni day mel ni pillow bismillah gis ngeen léegi dañuy jël rebord yi wàccee ko ku amul rebord nag moom si nga koy yóbbu ci machine yi ci machine walukaay yi ñu walal la ko yëpp ba mu jeex mais boo amee robot moom c'est assez facile nag quand même boo defee nii daal da ngay fexe daal wal ko ba mu mokk rumbax parce que li ñu soxla mooy du am benn ay doom ak donj yooyu noonu ci biir déedéet il faut yëf yi mokk bu baax a baax dinaa leen woon après nooy tester mokkaay bi ndax baax na wala baaxul. voilà gis ngeen xam ngeen kii woon maa ngi boobu ba léegi maa ngi wal affaire yi donc li ngay def mooy comme li ma leen wax rek il faut mu am benn consistance bi ma amee nii baax na dafay mel ni comme booy defar cake rek ni pâte bi di mel noonu la consistance bi war a mel léegi nag mu des ñu xool affaire kii bi mokkaay bi léegi da ngay laal sa loxo boo defee nii gis nga soo laalee nii man maa ngi sentir tuuti bët donc am na tuuti grain yu ci nekk nii léegi loolu laa bëgg a éliminer donc damay jëlaat encore affaire bi ma pulser ko bu baax a baax ba nga xam ne léegi soo ko laalee dafay xaw a liis daal du ñàkk mu am tuuti grain mais doo ko sentir noonu day liis loolu ci sa loxo moom ma lay wan ni pâte bi pare na léegi su paree nag après dañ ciy incorporer air loolu mooy tax nag yëf yi daal di oyof loolu te loolu pour def ko da nga koy fouetter wala bu fekkee da nga am sa kii robot aussi nga def ko moom mu defal la mu fouetteel la ko soo ko amul sa mixeur daal mu fouetteel la affaire yi donc ñu continuer mixer après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël suñu kii bi suñu akara bi daal di koy def ci bool bi gis nga récipient bi ma ko def léegi fii la ñuy def nag pour jéem a incorporer air ci yëf yi. bu ko defee pat bi daal di oyof loolu suñu kii bi patu akara bi oyof lool voilà instant bi nag laay ñëw def sama sel su ma defee tuuti sel gis nga ma jël sama beneen assaisonnement bi def ci aussi gis nga mu nekk tuuti levure nutritionnelle poobar laaj ak yooyu oignon en poudre ak yooyu gis nga ma def ci tuuti léegi nag ku am sa fouet instant bi ngay jël nga fouetter ko léegi nag bu boobaa da ngay fouetter lu yàgg parce que li ma bëgg mooy lii il faut volume bi yokk donc loolu mooy def air bi moom mooy def ni soo ko defee ci diw bi mu daal di oyof toy léegi nag man comme instant bi aw ba góor ñu baax ñi fi mu ne nii bu ma leen joxee lii léegi ñu dàq ma ci waañ bi damay daal di jël rek def lii moom mu dimbali ma incha allah bu ko defee ñu daal di commencer bismillah.
voilà gis nga léegi pare na biit nañ ko ba mu fouetté nañ ko daal léegi dama si dolli benn ingrédient boo xam ne nag bokk si mais man sama kiiwu bopp la sama yëfu bopp la muy dama jël soble yi fejet ko ba mu sew a sew def ko si bu ko defee yow booy yëy akara bi da ngay yëyaale doomu soble yi noonu si biir muy neex bay bëgg a dee moom boo buggee tamit mun nga fejet aussi kaani nga def ko mais man xale yi ñoo tax defuma si loolu léegi duma ko jaxase carrément sinon air bi ma defoon yëpp dama koy ñàkk li may def mooy dama ko si nekk di ko si ëlbati nii gis nga moom la ñuy wax ma ko si fold ndànk teg nañu suñu diw muy tàng ñu defaale aussi ndox à côté comme ça léegi suñu defee rek incha allah du collé ci kaw kuddu bi donc ñu fexee rek ba suñu akara du rëy yenn rëy yi donc dañuy daal di ñëw rek daal di commencer gis nga kuddu bu mag laa jël mais duma ko feesal depp dama koy def nii rek lu xaw a yem tuuti nii gis ngeen voilà donc noonu laay def bu ma gisee ni rëy na te beneen yëf bi ma bëggoon wax defuma ci bicarbonate defuma ci dara donc nii rek la nekkee ñebbe soble xorom ak kii levure nutritionnelle bismillah voilà bëgguñu diw bu sens aussi sinon dina doore ci kaw mais du ñor ci biir su affaire yi ndoxee ba ëpp rek da ngay def rek mu daal di tas bu ko defee muy def ay donj yu bari loolu moo lay wan ne akara bi dafa tooy ba mu ëpp bu dangee aussi du flotter comme ni muy def nii day daal di ñëw rek toog loolu aussi du loolu nga bëgg donc ñu def ko te fexe bañ a feesal suñu pool bi ndax ñu mun di seppi bu baax a baax léegi nag li may def mooy damay daal di jël diw bi di def nii ci kawam ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk di ko sotti ci kaw lii li may def mooy li may dimbali mooy bu ma ko tourné tey jii yëf yi du nekk ci daal di tas ci suuf déedéet nii rek lañ koy def daal di préparer fi ñu koy seppi aussi. voilà gis ngeen léegi dañuy defar sauce bi nga xam ne moom mooy ñëw dem ci akara bi donc sauce bu gaaw lay doon moom tamit léegi li may def mooy damay daal di jël gis nga même récipient bi ma doon walee akara bi ci laay jël rek dagg soble yi nii ak tuuti poivron def ci gis nga def ko ci léegi ma daal di dagg tuuti ci sama tomate fraîche ku am bi ñu daggate bi ba pare mun nga ko utiliser. daal di def naa ci aussi kaani pour ku bëgg a léegi nag kaani bi moom c'est selon votre goût normalement dafa war a saf sàpp ak kaani mais comme man damay defar sauce kaani teg ci kër gi noonu laay def duma ko safal loolu ak kaani comme ça ñëpp mun ci lekk daal bu ko defee xale yi duma leen sacrifier pour juste pour yëf yi saf kaani donc dañuy def loolu daal di ciy def laaj aussi comme li sama caméraman bi wax rek nee na ku bëgg akara da ngay ñeme kaani ñun nag bëgg nañu akara mais duñ ko ñeme kaani gi moom duñ ko ñemee noonu dañ koy bàyyi rek ku nekk tànnal sa bopp voilà léegi dañ koy pulser bëgguma mu mokk dama koy pulser rek comme ça pour mu dimbali ma sinon ku amul robot mun nga ko fejet def ko ay fejet yu xaw a sew tuuti léegi daal di koy def mais man dama koy pulser kese pour ma mun ko togg gaaw bismillah. voilà gis ngeen yëf yaa ngi nii pare na donc nii laay def daal di dem jëli sama tomate loqati donc def ko ci affaire yi bu ko defee ñu daal di jël rek def ko ci gaz bi assaisonné kook yooyu bu ko defee nag yëf yi daal di daanaka pare mu tombe kii may pare reste akara yi tamit incha allah. gis ngeen léegi nag dañuy commencer togg suñu sauce donc nokkos baa ngi nii dañ ko def genre nokkos. ñu daal di siy def suñu paprika tamit mu nekk genre fël-fël bi voilà suñu paree dañ siy def poobar nii ak tuuti sel parce que bii comme jéemuñu ko dooreel nii rien mun naa si def sel bi léegi nii donc def si tuuti sel bàyyi ko mu togg ba affaire yi di waaj a pare rek ma daal di siy def tuuti vinaigre nag daal di koy fay bu ko defee kii bi du vinaigre bi du évaporer daal dina fa des toujours ñu def suñu épice assaisonnement. mën nañ ci def tuuti ndox tuuti rek pour mu ñoral ko parce que apparemment
soble bi bëriwul ndox donc dinañ si def tuuti ndox rek pour aider ko. voilà léegi nag nii lañ koy bàyyi muy mijoter après tuuti si kanam bu la neexee mën nga xool sa côté kaani ak affaire yooyu loo si bëgg a dolli. man je ne pense pas que dinaa si dolli kaani damay defar kaani daal teg ko si el bi ku bëgg daal def sa kaani mais duma si dolli kaani moom incha allah. voilà gis ngeen suñu sauce baa ngi ni def nañ si vinaigre léegi nag dañ koy daal di fay fi mu ne nii pare na. waaw kon nag mbokk julli mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo bernde rek ñu indiloon leen tey jii li ñuy wax akara bi nga xam ne version végétarienne la nga xam ne amul nen amul ay lenn loo xamante ni moo si nekk gu kii bi rek la ñu soxla woon gu ñebbe bi donc moom lañ si def boole ko ak sauce soble boo xam ne bu xonk la donc tey jii nag émission bi suñu benn frère boo xam ne mu ngi tudd Sami Dianka moom moo ñu ko laajoon bu baax j'espère que ni kii bi recette bi dina la neex comme ni nga waxee ni woon rek sa yaay noonu la ko daan defaree donc defaral naa la version boo xam ne végétarienne la du am benn amul lenn loo xam ne vegan sax laa war a wax amul nen amul dara di joxaale émission bi aussi soxna Aïda Diagne chéri baax yaay ni ko sëñ sama caméraman bi waxee rek ak aussi DJ Khoule ñooñu ñëpp ñu ngi leen koy may j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex aussi et que recette bi aussi dina neex a topp tamit du sonal kenn duñ def rek lu dul di leen wax ni bu leen fàtte abonné di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah